voilà niñ ko annoncé duñu def lu dul jox kaddu gi en premier Kader Diarra mu daal di dalal ay ganam di fàttali rek nag plateau yi nii lay demee ku ci am tamit loo xamante ni bëgg nga ci intervenir dinañ ko def ci lépp nag ci yoon rek Kader ñu jox la kaddu gi. merci beaucoup Ramatoulaye donc comme ni ñu ko waxee tout à l'heure dañu xalaatoon invité ñi nga xam ne ñooy toppatoo santé acteur culturel Sénégal parce que bu ñu seetloo comédiens yi ak yenn musiciens yi seen fin de carrière dañuy faral di sonn te bu ñu sonnee bu ñu feebaree dañ leen di ketal soit même dina nekk sax seen diggu carrière ñu leen di naan nañu woo première dame nañu woo diw nañu woo dew pour ñu leen di ketal pour ñu mën leen faj est-ce que loolu jaadu na mais jaaduwul ñëpp xam nañ ko ni jaaduwul donc je pense que léegi ministère bi am na lu mu créé ministère de la culture fort de tout ça créé benn association boo xam ni moom mooy mutuelle nationale de santé des acteurs culturels bi nga xam ni moom moo ko jiite loolu moo tax tey ñu invité sur le plateau le PCA de la mutuelle pour mu wax ñu exactement la jeunesse bi lan moo ko indil lan moo ko waral ak fan lañ ci toll est-ce que ñu ngi faj acteurs culturels yi wala fajuñu leen ak naka nañuy fajoo ñu dalal aussi monsieur Mané di journaliste bokk ci presse culturelle parce que tey jii aussi yooyu presse culturelle bi war na ci wax ñoom loolu mën nañ ñuy représenter lépp loo xam day def promotion lu baax ci art bi ci culture bi ñoom dañ ko war a di wane li nga xam ne tamit dañ koy def baaxul war nañ ko aussi di pointer du doigt moo tax tey ñu woo ko Aliou Mané pour mu présenter donc dañuy bàyyi monsieur Babacar Diouf président du conseil d'administration de la mutuelle de santé mu nuyoo et après ñu dugg ci waxtaan bi. jërëjëf Kader maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur Mané ak suñu mbokk yi nekk ci plateau bi yëpp mu nekk découverte nag pour man yàgg naa di ñëw ci kër gi waaye tey laa doog a ñëw ci format bi yaakaar naa ne war nañ mën a waxtaane lu mën a jëriñ doomu aadama yi ci wàllu mutuelle bi ndax war nañ koo gën a xam. waaw merci beaucoup monsieur Babacar Diouf monsieur Aliou Mané ñu dalal la ci plateau bi ci voilà. yaakaar naa ni ci biir débat bi dinañ mën a développer waxtaane lépp li nga xam ne daal njëriñu presse culturelle fii ci Sénégal. très bien ñu dellu soit ci PCA. di ko laaj est-ce que artistes yi ñu ngi gis seen bopp ci mutuelle de santé bi. am na ay artistes yu gis seen bopp ci mutuelle bi. wala am na ñu gisul seen bopp. am na ñu mën a gis seen bopp ndax balaa ngaa gis sa bopp balaa nga ne naam ne fa tey taxul ne da nga nekk artiste rek wala da nga nekk acteur culturel di yëngatu ci wàllu cosaan ak aada mu tax nga mun a xëy ñëw ne damay bokk dafa am luy firnde ne man mii bokk na loolu nag boo ko deful yow munoo gis sa bopp ci li ñuy def mais yaakaar naa nag ci xel ak xalaat ak réew mi fu mu toll ak surtout wàllu cosaan ak aada buñ ko buggee jëlee ci fo xam ne dafa weesu loolu faw nit ñi xam ne am na carrière bu ñuy def te carrière boobu protection sanitaire bi def ci am solo looloo tax mutuelle bi jóg. boo bëggee bokk bu nga dafa ne balaa ngay naan ne fa boo bëggee bokk ci mutuelle bi yan critère la ñu teg pour nga mën a bokk ci mutuelle bi. boo demee ci statut bi li mu wax dafa yomb ndax xam nga comme Sénégal amaguñu statut artiste moo tax d'ailleurs ñu tuddee mutuelle bi acteur culturel ndax kiy liggéey ci wàllu art bu nekkee ne wéykat la wala day dessiner wala day bind wala muy def leneen am na ñeneen ñuy ànd ak moom ci liggéey boobu nekk ci management ci administration ak yeneen ak yeneen ñooñu ñëpp nag ak contractuel lu ministère bi ñooñu ñëpp la mutuelle bi tax mu jóg mais ci biir statut bi boo demee dañu ne képp koo xam ne am nga say droit yëpp am mat fukki at ak juróom-ñett dem ci kaw te yoon terewu la dara yow boo defee 1000 francs mun ngaa bokk ci mutuelle. comme maanaam boo bëggee mutuelle bi faj la 1000 francs ngay joxe yow. déet boo bëggee bokk. boo bëggee bokk. da ngay joxe 1000 francs. parce que Cheikh Diane loolu yomb na de 1000 francs rek. adhésion la loolu. adhésion non attends gis nga moom li mu wax dafa préciser. nee na la fu nga bokk. nekk adhérent. nga bindu ci mutuelle bi bindu. nga xam ne waaye nag après. des na nag bénéficier wu. léegi nag man loolu laa ko bëgg a laaj fu nga bénéficier wu nag. nooy def.
xam nga Sénégal ñoom bu ñu xoolaatee dañu jël téeméeri nit ñoo jël ñeent fukk yi ñoom ñoo amoon protection sanitaire mooy maanaam ñi liggéey ci nguur gi ak ñi liggéey ci privé ñeneen ñëpp muy béykat yi muy ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu informel mooy koom bi nga xam ne teguwul ci charte yi ni mu waroon doone ñooñ ñëpp def na daanaka 80% ay sénégalais yoo xam ne bu ñu feebaree ñoom ñooy jéemal seen bopp rek kon mutuelle bi bu ñëwee ñooñu ñoo war a mun a tax mu mais pour mu mun a faj dañ koy lal ci li nga xam ne ñun suñu cosaan la ndax ñun économie solidaire la ñu xam ak communautaire ñun xamoon nañ santaane xam nañ nit ku feebar nga dem di ko seete am loo yóbbu xam nañ nit koo xam ne nekk na ci bànneex tamit nga dem am loo ndawtal jaxal ak yëpp daal ñun xam nañ ko kon lii boo bindoo ba pare at bu nekk yow mi nga xam ne bindoo nga ak ñi nga xam ne dang leen boot parce que loolu waxuma ko yow boo bindoo mun ngaa jël lu ëpp fukki nit yow nga boot leen ci yow ci sa adhésion bi nga am te adhésion benn yoon rek lay doon ci sa giiru dund. fukki nit yoo xam ne duñu ay artistes wala ay artistes la ñuy doon. non 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 ñooñu mun nañ bañ a nekk artiste. d'accord waaw acteur culturel bi moom mooy jël njabootam. waaw njaboot boobu nag mun na nekk yaay mun na nekk doom mun na nekk jarbaat ak léegi ñooñu nag at bu ne ci paquet de base bi ndax loolu tam il faut que ñu wax ko dafa am paquet de base mooy li ñuy faj bi ñuy def fi mu toll nii maanaam boo demee nga faju ji ci paquet boobu ma lay wax 80% ñun ñoo koy fay yow 20% ngay fay mais loolu pour nga mun ko def yow ak ña nga xam ne yaa leen boot kenn ku nekk ci ñoom di nga ko nattal juróom-ñaari téeméer muy 3500 chaque weer at bi da ngay jël kon ce qui veut dire bu ñu comprendre da ngay jël yow joxe 3500 rek ngay joxe at bi yëpp waaye moom mu assuré ñu si des déedéet non chaque membre chaque personne yow sa jabar say doom bopp bu ci nekk ci ñoom 3500 waaw 3500 ngay jox muy 35000 ñu jàpp 35000 voilà bu fekkee fukk lañ mu ngi waaw 35000 muy at bi waaw léegi nag doole mutuelle foofu la nekk ndax dafa am ñu wér ak ñu wérul bu fekkee téeméer ngeen ku nekk daal di natt moom ak njabootam yombul ñëpp du ñu feebarandoo ndax àddina noonu la bindoo solidarité boobu nag moo tax dañuy wax ne ay mag ak ay ndaw ñooy bokk ànd ñu feebar ak ñu wér ñooy bokk ànd mais solidarité ak entraide moo tax ñuy war a mun a faj nit ki te faj bi ci ticket modérateur ak garab yi nga xam ne dañ la koy bindal ak rajo yeeg yëpp ci la bokk ba ci hospitalisation am na diir boo xam ne daf ciy bokk. maanaam boo amee ordonnance. boo amee mutuelle da koy jël en charge. boo demee ci initiative xam nga pharmacie ñaari type garab moo am léegi Sénégal àddina bi générique bi nga xam ne moo doon nekk ci initiative de Bamako ak li ñuy wax les médicaments de spécialité loolu boo demee ci pharmacie privée yi bu fekkee ne da nga dem ci initiative de Bamako 50% ci garab bi moom ngay fay 50% bi ñoom dañ ñu koy yónnee facture ñun ñu fay ko waaye bu nekkee ne ci initiative Bamako bi la générique yi yow boo demee 80% yi ñun ñoo koy fay yow 20% ngay fay bu boobaa moo tax dañu jàpp ne pour mu gën a oyof ci doomu aadama yi garab yi hospitalisation bi même transport bi waaye nag loolu mënul am tant que respecté woo li ñuy wax la pyramide des soins maanaam mënoo jóg rek xëy dem hôpital dem gis pédiatre boo jógee da ngay dem ci poste de santé bi la gën a jege kooku bu fekkee ne mën na mu faj la bu fekkee ne moom da koo ëpp doole mu yóbbu la ci centre de santé bi bu tëlee ne nag da ngay dem hôpital moom def lay wax ne demal ñoom ñu defal la ñu boo ñëwee ci ñun ñu defal la lettre de garantie nga doog a dem hôpital. alors président est-ce que également clinique yi ci la bokk wala sax les cabinets privés. bokkaguñu ci. bokkagu ci fi mu nekk nii poste de santé yi centre de santé yi ak hôpitaux yi nga xam ne dañu signé ak ñoom convention. d'accord ñu ngi faj actuellement nii Ziguinchor ñu ngi faj Fatick waaye Dakar tàmbale gu ñu faj bureau bi am na nag Blaise Senghor
mais dañu nekk ci signature convention tey fi mu toll nii signé nañ lu tolloo 80 postes ak centre de santé yoo xam ne ñu ngi biir Dakar 80. mais foog naa dina dem ba 120 mu wóor ñu ne suñu nit fu mu feebare dina mun a dem ci poste de santé ñu mun koo yóbbu ba muy yegg ci hôpital. waaw mais loolu yéex na de. waaw président dañuy faral di wax ni est-ce que naxaantewu leen parce que tamit mutuelle de santé yu bëri dañuy nga gis seen adhérents yi dañuy dem di faju ji gars yi ne duñu leen faj loolu la ñuy wax tout le temps est-ce que mutuelle de santé des acteurs culturels du defaat même chose comme yeneen parce que ñooñu tamit dañuy joxe 7000 francs dégg naa c'est parce que yéen seen 7000 francs dañ leen subventionné benn genn wàll bi kii mooy fay mais ñële bu ñu joxee seen 7000 dañuy dem war leen faj di leen traîner loo parce que état bi daf leen di yoreel xaalis est-ce que yéen tamit doo leen yoreel xaalis ba nga xam ne artistes yi ils sont connus mënoo ñu xam la ba pare nga ñëw toog sibiru man sama genre bi xam nga bu ma demee foofu sibiru def nii gars yi dañ may romb di ree loolu aussi dignité nit ki est-ce que yéen a ngi koy sóoraale aussi artiste boo xam ne dafa siiw est-ce que dina jaar buy dem poste de santé après ñu dem centre de santé après yooyu après soog a ñëw ci yéen parce que day dee si diggante bi de waaw voilà loolu li nga waxee man loolu laa bëgg a wax parce que daal jaar boobu kooku mbaa du faatu balaa muy àgg kii non xam nga loo gis rek li ñëpp boo ko organisé wul boo ci duggee itam doo ci génn ndax bu neexee yàlla ak yonante bi li ñu wax ci artiste boobu nga xam ne mën na soxla leneen maanaam nga yeewu guddi dem ci clinique ah kay dina am waaye bu boobaa nag doo fay juróom-ñaari téeméer cotisation ab boo sàgganee di nga fay weer bu méngoo ak yow la ngay laaj mais fi mu toll nii dañu jël li nga xam ne moo basique lii mooy politique publique boo xam ne gouvernement bi moo ko teg léegi li ma la bëgg a wax nag ci ñun spécificité bi ñu am fi ñu toll nii ñun dañoo tàmbalee faj waaye ñun nguur joxaguñu moom wàll ba mu war a andi ci cotisation dafa ñaata at dafa ñaata at non ñun ñu ngi doog a commencé faj fi mu nekk yéen ci at bi ngeen soog ñu ngi doog a commencé faj ci at bi nii waaw ma jox la kii ma laaj la leen ana koppar gu bari googu Youssou Ndour joxe woon ana mu ngi fi moom la ñu moo tax mu ngi ci yéen foofu moo tax ñuy liggéey mu ngi ca gafa ga mu nga ci gafa gi non Youssou Ndour kooku depuis avril la ko joxe woon non depuis daaw 2018 la ko joxe moom ba mu ko déclaré léegi faju leen ci kenn kenn bénéficié wu ci kay fi mu ne non en fait moom dafa joxe 75 millions maye ko 75 la joxe 75 millions la ñu jox 75 millions. waaw man de déggoon naa lu ëpp loolu. non di nga dégg leneen di nga ko déggaat. voilà dëgg la. da nga dégg li ma dégg xam naa ko de. ñun 75 millions la ñu Youssou Ndour jox. waaye ba ñu toogee ak moom. waaw moom dafa ne. waaw su ma sañoon. ñëpp ñoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu cosaan ak aada mu cee jox. ñu ne ko ci suñu gàtt xel bu fekkee ne. dañoo jël li nga joxe ñu affecté ko pour acteurs culturels yi dina mun a cotiser lu tolloog 21000 acteurs culturels léegi kon dañ koy affecté ci cotisation acteurs culturels moo tax ñu tàmbalee faj te gars yi cotiser wuñu d'accord parce que beneen mbir mi ngay dégg te ñu war koo setal mooy ci biir 3500 bi ñu wax ne moom la artiste bi war a andi bu fekkee ne ci suñu mutuelle la ministère bi dafa jël 35 millions ne man dama koy jàppale acteurs culturels yi maanaam ñeenti téeméer ci juróom-ñaari téeméer yi nit ki war a def kon acteur bi dafa war a joxe 1500 waaye moom nag xaalisam boobu ñëwaguloon mais terewul ñun kon bu ñuy faj tey dañuy faj ci base 7000 francs après bu ñu paree nag ñu def suñuy pexe pour mun a jot leneen xaalis bi léegi nag ci wàllu ni mu tëdde noonu ñun nekkuñu ñoo xam ne dañ ko inventé système la boo xam ne dafa ñëw fekk fi Kader doon tàmbalee léegi wax ji dañu gisoon ay nit ñoo xam ne yàlla may na leen tur may leen daraja waaye ci seen mujj dafa métti te dafa rafetul ma leen doon yëgal ne nag am na lu tolloog juróomi initiative yoo xam ne diggante 2005 ak léegi jéemoon nañ ko waaye sottiwuloon bii nag moo def mu sotti moo tax ñu yaakaar ne moo nar a jàll waaye
ba ñu ñëwee ci mutuelle yi nga xam dañ koy samp Sénégal ndax am na ku ñu ilif mooy agence nationale de la couverture maladie universelle kooku samp na lu tolloog 576 mutuelles wuute bu njëkk bi ñun rek ñoo ci nekk mutuelle boo xam ne Sénégal yëpp la nekk parce que yeneen mutuelles yi da ngay nekk mutuelle lu koñ wala mutuelle lu commune wala mutuelle lu département mais ñun li ñu war fii Dakar moo ñu war Kédougou moo ñu war Saraya moo ñu war. c'est au niveau national. c'est au niveau national. yàlla def na tamit am nañ suñu agrément te solvabilité bi ngay wax. ndax dañoo war a amel nit ñun bu ñuy signé suñuy convention li ñuy wax suñuy partenaire mooy fexe leen ba yónnee ñu seeni facture ci diir bi nga xam ne moom lañ leen wax bu yegsee ñun ñu xool xayma daal di leen fay waaye balaa loola fi nga xam ne fa lañ yaakaar ne fa la dépense yi nar a ëppee fuñ ci bind xaatim rek muy Ziguinchor muy Fatick muy fii ci hôpitaux yu mag yi dañu am lu ñuy yëkkati teg ko fa. maanaam da ngeen di avance. dañuy avance. Contrairement aux autres. dañuy avance ci médicament dañuy avance ci paj yi. parce que loolu moom moo mun a dalal xel yi léegi nag ñu def ay pexe ba def. waaw mais est-ce que rappeurs yi ñoom yëgoon nañ ni mutuelle am na est-ce que adhéré na. waaw am nañu adhéré am nañu en tout cas rappeur bi moom système de communication peut-être moo xawoon des bëggoon naa ko laaj nag tuuti ci côté membre yi ñaata membre ngeen am ak aussi mutuelle bi kañ la juddu. mutuelle bi mu ngi juddu le 10 mars 2016 waaye ba ñu juddoo. yow mais 3 ans ngi nii yéen a ngi ci yow sax yow nga naan ma de. xam ñu ngi soog commencé. maa déglu rek. xam nga yow depuis boobu yéen a ngi kii. boobu lañ judd. yéen judd ngeen yàgg na de. waaw mais xam nga faj ngeen nit yéen. non non ah. faj ngeen nit. ndax faj na. waaw yéen a ngi faj. ñu ngi faj. commencé nañu faj bi non loolu defal lañ xam nga li baax ñu xam ko mooy booy samp dara sànc dafa mitti. te ki ñu ilif ci boppam ñun fi ñu bëggoon a dem. maanaam ñu moomal suñu bopp suñu mutuelle ñoom nanguwuñu woon dañu bëggoon ñun ñu nekk comme ay coxeur maanaam dañuy jël acteurs culturels yi mais su ma ñëwee xaar yàlla ma seet mutuelle ba fa nekk ma jël cotisation ma dugal leen foofu ñooñu fajal ma ñoom loolu lañ ko jàppe woon te ñun ñu bëggoon suñu mbiru bopp loolu nag dafa gàllankoor liggéey bi pendant de 2016 à 2018 directeur bu bees bii nag agence couverture maladie ba ñu toogee ak moom ba mu ñëwee ñu waxtaan mu ne ñu kii ku leen jàppale ñu dem kon ñun avril 2018 yaa ngi déggee ci yàlla. bu baax maa ngi lay dégg bu baax. avril 2018. la ñu existé officiellement yor suñu agrément yor suñu NINEA. 2018 doog a jublu nag ci liggéey bi. am ngeen 1 an. léegi ñu toll ci. gën caa gàtt 10 000 adhérents léegi nag 10 000 adhérents yi wax naa la léegi ne mun nga jël ba fukki nit waaye xam nga bu fekkee ne dañoo jël 10 000 malade bu nekk andi 3500 boo sàgganee duñ ko mun a faj loolu la ñuy wax ci tubaab la sélection adverse maanaam boo jëlee lu dul ay malade ñoom la ñuy cotiser mënu leen faj il faut nga am ñu wér ak ñu wérul léegi ñu ne léegi yow boo adhéré 1000 francs dañ lay sas lu mu gàtt nga andi ñetti nit jël leen en charge kon tey su ma la nee ñu ngi ci fukki junni adhérent lu mu gàtt dañuy jege fanweeri junni ci ay bénéficiaires saa yooyu wax ci waxu mutuelle rek boo xalaatee adhérent mooy borom kër gi mooy kilifa bi waaye boo demee ci gannaaw am na njaboot boo xam ne moom moo leen di yor. xam nga santé Sénégal moom lu su bëri assistance sociale day am problème. da ngay indi sa malade ñu ne la dafa nga problème mu salle wala da nga am problème mu salle bu muy dugg ou bien lal ou bien quelque chose est-ce que yéen a ngi sóoraale pour artistes yi nga xam ni. comme ni ko Kader waxee sànq bu ñu ñëwee rek vite fait dañ leen di faj. bu fekkee. maanaam problème mu salle da nga ñëw ci suñu santé yi suñu mutuelle yi. déjà seen affaire day manqué garab dañuy am problème mu ambulance est-ce que yéen a ngi sóoraale loolu. non ñun xam nga booy signé convention waxtaan tam wax dëgg ca la ñun dañuy signé convention bi dafa am lu ñu war am lu war suñu prestataire boo feebaree nag man li ma mën
mooy ma yónni la wax la jaaral fii jaaral fii jaaral fii mais kooku la mu mën mu ngi dépendre ci moom mu ngi dépendre ci politique nationale la kon bu fa lal amul ak yooyu kooku beneen problème la mais man mi signé convention nag xanaa am naa mat ak sañ-sañ bu tax yow man mi signé woon pour liggéey ak yow te yow mënaloo ma li ma bëgg ci sumay nit am naa sañ-sañu dindi convention boobu daal di ko yóbbu feneen loolu tam mënul ñàkk. Très bien ñu laaj Aliou Mané en tant que membre de l'association de la presse culturelle mais normalement comme l'association de la presse sportive. waaw am na loo xam ne loolu la ñuy jëriñ sport bi. waaw ñoom tey par rapport ak santé acteurs culturels yi yéen lan ngeen ci wax lan ngeen ci xam ak lan ngeen ci apporter yéen. waaw Kader maa ngi lay nuyuwaat encore di la fay di la wax aussi ci mutuelle de santé des artistes yi boobu PCA leeral léegi que association de la presse culturelle du Sénégal yi nga may laaj moom lan la ci xam ak lan la ci def waaw ñun liñ ci xam mooy lu baax la lu rafet la maanaam ay artistes sénégalais yoo xam ni ñoom yàgg nañoo bégal sénégalais yi yàgg nañoo porter flambeau drapeau Sénégal ci àdduna wër nga képp ngir défendre suñuy couleur yoon la nguur gi su jëlee initiative bu mel nii ngir ku dem ba sa loxo jotul sa ginnaaw wala nga sa wér-gi-yaram demeetul noonu ñu dimbali la ndax nga mën a faju loolu lu rafet la ñun association de la presse culturelle tamit rafetlu na ko bu baax a baax ba pare wone na ko it ndax bind nañ ci ay article def nañ ci ay reportage ak lépp ngir gën koo xamal askan wi yaakaar naa ni jour ba ñuy signé convention boobu keroog Grand Théâtre ñun fa la ñu fekk ñun ñëpp toog nañ bi koy Abdou Latif Coulibaly di remettre chèque bi yooyu yëpp fa la ñu fekk keroog. ban chèque ngay wax ni. 100 000 loolu lu ma ko fàtte woon. waaw chèque 100 millions yi. parce que ñun waaw gannaaw 75 millions yi ñuy Youssou Ndour may. waaw président de la république may nañu 100 millions. ah non ñun nag xam nga. waaye damay laaj rek wala déet. non xam nga ndax ñëw na. ñëw na deewul ma mu ngi seen gafa. non yegg seegul. yegg seegul waaw lu yegg seegul amul lu yegg seegul bu ko wax. non mais jaxu la wax. mais am naa lu yegg seegul jaxu la. Aliou Mané virtuellement riche nañ quoi ñoom. non yooyu ngeen di bàyyi. virtuellement am na waaw. fi dama lay wax benn affaire. xaw ma ndax yaa ngi doon suivre lundi passé. Jazaka. waaw non kii waaw Sayer Seck dégg nga. Sayer également. waaw Macky Sall dafa jox Ligue Pro 300 millions. xam nga Ligue Pro lu mu jot moom. 50 rek la jot. loolu moo tax ma ne la seen yooyu ngeen di bàyyi. waaw non man moom. ma ne. lu leer laa lay wax. non C'est une promesse, quoi. non yow dama ne. non weesu na li promesse. nekk ci jafe gi mooy boo su Youssou Ndour bi mais boo su Macky Sall bi duggagul. Aliou Mané yow. xam nga lan moom mooy kii xam nga sànq ci dafa wax benn affaire bu am solo. waaw mooy lan. mu ngi doon interpellé kii directeur ci. waaw ci communication bi. que communication dafa des. yow sànq kii nga xam ne mooy Kader laaj la yéen par rapport ak loolu. ban yéen lan ngeen ci apporter comme jàppale est-ce que yéen a ngi def communication pour. ñëpp mën a xam ne que ñii am nañu mutuelle xam nga tey sport bu amee benn affaire ñun journaliste dañ koy wax comme ça ñu xam ne ñii am nañ ko bénéficié wu est-ce que yéen au niveau de la presse culturelle siwal ngeen loolu siwal ko bu baax ba ñoom ñu xam ko waaw loolu yaakaar naa presse culturelle bu Sénégal siiwal na ko ni mu waree ndaxte bañ gannaaw ba Youssou Ndour jëlee 75 millions yi jox leen ko ni jox na ko mutuelle de santé des artistes yi yaakaar naa loolu keroog umpewul de. man de man xam nga ko déggee ci jasaaka laa ko déggee. xaaral man ci jasaaka laa ko déggee dégg nga bëgg ci presse bi de. Cheikh nag jasaaka seetaan naa ko mais dafay def amalgame entre SODAV. Cheikh non dafa jaxase non ci jàppale boobu. il parlait de. bu 75 millions waa jox waaw loolu la wax. waaw Cheikh c'est vrai pour wan nañ la rek communication bi def nañ ko ni mu waree maanaam membre ku bokk ci association de la presse culturelle du Sénégal ak organe de presse boo mën a nekk moom sànq xam nga wax naa ba wax chèque bi moom mu ñëw leeralaat chèque bi ni leen nii la demee xam naa daf ko fàtte woon ci biir waxam war na leen ñun affaire yi fekkee nañ ko ñu ngi ci biir ñun li ñu war ñu ngi koy def mais ñun jàppale gin mën mooy fësal xamal ko askan wi wax ni mutuelle de santé des artistes daal taxawal nañ ko moom li ko tax a jóg mooy dimbali ñu yëngatu ci aada ak cosaan
maanaam ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu théâtre ak yeneen nag yu ni mel maanaam lépp lu xeetoog aada ak cosaan ñun loolu mooy suñu wàccuwaay loolu mooy sunjural te yemalewuñ ko ci lu jëm ci mutuelle de santé rek des artistes kese lépp lu xeetoog aada ak cosaan ñun presse culturelle bu Sénégal dañ ci yëngatu ma ñëwaat jël si waat ci mutuelle de santé des artistes bi maanaam ñun ku ci nekk ak organe de presse boo nekk ñi nekk ci quotidien yi bind nañ ci ñi nekk ci télé yi wax nañ ci ñi am ay émission culturelle ci rajo yi édition spéciale invité nañ ci responsable yi moom mii bu ma juumul interviewé naa ko ba tey ci mutuelle de santé des artistes boobu rajo yeeg télévision yi wu invité nañ ko ba tey ñeneen ñi nga xam ne ba ci ñi nga xam ne ñooy artistes comédiens yi invité nañ leen ci télé yeeg rajo yi ngir ñoomee ñu joxe seen xalaat ci mutuelle de santé des artistes boobu noonu maanaam ñun association de la presse culturelle njàppale googu lañ ci man waaye nag am na loo xam ne du suñu prérogative mooy lan maanaam fësal lañ man waaye nag ñoom nañ koy toppatoo ñoom ñoo ko xam waaw mais association de la presse sportive waaw ma dama foog ni exactement comme association de la presse culturelle la yéen la ngeen apporter sport bi man par rapport ak ñii lu ñu apporter kii bi seen rôle yéen lan la suñu rôle est-ce que rôle waaw association presse sportive non ANPS xam nga mu ko nekk mooy maanaam jàppale les journalistes sportifs ok mooy jàppale leen ci wàllu formation ci wàllu maanaam comme voyage bu amee yooyu la quoi waaw moom ci loolu la ci moom loolu la mais quant à maanaam di immiscé wu ci ay affaire non non moom du immiscé wu mais loolu c'est la presse moom mooy joxe information yi comme li ma ko doon laaj. c'est que ñoom war nañu am seen volet communication. voilà volet communication fédération football dafa am volet communication la structure. basket daf ko am lii daf ko am loolu la Aliou Mané doon wax léegi ci kii. ñii dañoo war a am benn volet communication pour mun a siwal maanaam li nga xam ne. ñoom moom mooy seen moom décision yu ñu jël. mais est-ce que mutuelle de santé bi am na volet communication ci boppam. waaw am na volet communication plan de communication sax ñun am nañ ko waaye xam nga Sénégal dañu yomb di waaj dara di wax pour le futur am na jamono yoo xam ne communication bi na nekk rek ci ay événements yoo xam ne dafay jëmal li nga yor mooy maanaam ñu ngi jot chèque ci président ñu ngi jot chèque ci Youssou Ndour wala tàmbali nañu faj wala ñu ngi def formation membre conseil d'administration yooyu mën nañ cee communiquer beneen plan bi nga xam ne nag moom lañ élaboré pour une communication de masse et de proximité léegi lañ ko doog a mun a wax li muy wax dëgg la te loolu bu boobaa yéen da ngeen di nekk ay partenaires waaye man li nga xam ne seetlu naa ko ci presse du Sénégal globalement des fois dañuy prêcher le faux pour avoir le vrai. cela veut dire. au lieu nga ñëw laaj ma man bind nañ ci man une gestion nébuleuse des 35 millions wax loo xam ne ci loo xam ne mosuma ko jot ci ka koy bind man toog nañu ñu wax ma ne ko man xeexuma contre un ministère dafa ñëw di jàppale acteurs culturels yi pour ñun ñu dëgëral suñu toogaay ci wàllu mutuelle bi mais ñun bokkuñu ci ministère bi kon bu boobaa ñoom lañ la war a jàppalee bu fekkee ne ci diir bi nga ko war a jot jotuloo ko mun nga bañ a dem amate li sénégalais yu bëri di def dem di boole xam nga mun naa ñëw fi Walfadjri ne leen lii ak lii ak lii mais man damay préférer une communication institutionnelle ci biir ma wax ak ñoom lan mooy gàllankoor bi naka la ñu mun a def ba te yàlla def na fort heureusement li mu doon xalaat léegi problème la woon parce que kilifa bu la nee may naa la te jotuloo ñàkk ñu fay dara bu président ne dinañu jox 100 millions n'importe comment dinañ jot 100 millions bu jaree sax ñu dem laaj audience toog ak moom dinañu ko jox mais bu fekkee procédure am na nga bàyyi procédure yi ba àpp ba nga bu yaakaar ne mu ngi bugg a jéggi dayoo. moom leen waxee moom ko waxee ak léegi ça fait combien de temps moom leen waxee 100 millions. avril 2018. avril 2018 waaw di 2018. illallah ba léegi ni campagne la woon campagne. non 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 waxu campagne la woon. non non même pas. waxu campagne la woon. non te yaa président est-ce que relancé ngeen ko ci également. non non moom kay dafa am yoo xam ne bugguma caa yegg. waxu campagne la woon waaye fi mu ne nii xaw ma ndax dinañ jot lépp. mais lu mu gàtt. di ngeen jot daal ci weer bi
di ngeen jot dara 50 millions. waaw au moins dinañ ko jot. di ngeen jot lan 50. non loolu waaw moom 100 la waxoon. non non 100 yëpp dañ ko jot. yëg naa ni ministre bu bees bi ñu fal ni am na jéego yu bëri yu mu ciy dox. ministre bi xaalis bi mën a nekk. xam nga yàlla dafa def tamit loolu nekk réalité. daanaka remaniement bu am ministre de la culture day changé. waaye ñun bu changé dañuy bind rapport boo xam ne day def ay 13-20 pages. wax la mutuelle bi fa mu jóge bañ ko sosee liñ jot a réaliser gàllankoor yi ñu am ak fi ñu jëm. kooku ministre bu yegg si ñu bind jox la. bindaale demande d'audience félicité waale la ci li nga am mission. yàlla def na nag kii moom bañ ko tegee dëgg-dëgg recevoir nañu ci diir bu gàtt recevoir nañu ba ñu toogee ak moom tamit day woo service yi di xool fan la blocage yi nag ba mbir mi ama avancé d'une manière boo xam ne ñun lañ doon xalaat démb ak barke démb suñu xel mun na dal te comme yàlla def na nag mun nañ ñoo invité ci émission yu mel nii boo waxee ne jox naa la parce que ñaar rek a mun a am lañ maa jox ñu dugal ko ci liggéey bi mutuelle bi jëriñ nit ñi wala joxuñu ma yëgal nit ñi ne la ngeen déggoon mujjuñu koo jot. waaw yàlla def na nag ministre bi moom dëgg am na daal ci suñu audience lu bëri loo xam ne feeñal nañ ko lu bëri loo xam ne dinañ ko accélérer moo tax ma ne la effectivement ci diir bu gàtt dinañ jot xaalis mais comme l'argent n'aime pas le bruit yëgoon nañ loolu wax la waaw xaalis loolu wax la kane bu ñu ma may benn question dama leen koy ñaan mais ba benn d'accord sànq da nga ne que dañ la doon accusé da nga ci 35 millions waaw loolu waaw loolu nu mu demee noonu non xam nga entre nous lan la ana xaalis boobu non jotuloo ñëw mooy 35 millions subvention cotisation membre yi ministère yow yaa ko lekk waaw non xam nga dafa am benn kilifa bu dem. waaw di def émission. daal di wax ne ñoom jox nañ ñu 35 millions. mu génn ma ne ko man de ëpp naa diingat waaye dama lay yëgal ne 35 millions yooyu dañ koo tudd waaye yegg seegul ma bëgg beneen yoon boo dematee buñ la laajee. nga ne dig nañ leen ko te nga yem ca. kon loolu ñëwaguloon mais fekk nag nit ñi ba Youssou Ndour ñëwee ak don bi. ne day joxe 75 millions il fallait ñoom ñu yàq suñu der ñu daal di bind article man ko dama ko archivé ci suma presse bu ko du benn article du ñaar ñu wax seeni mbir ne avec une gestion nébuleuse de 35 millions qui a été remis par ñu ne ma tontul ma ne leen man du ma tontu parce que xam nga mbir tamit bu yàlla defee nga war a dox ci mbir di liggéey loo xam ne njëriñu du benn nit du ñaari nit mais dafa bëri ñu mu ëmb am na ay cokkaas yu ndaw yuñ lay def boo ci tontoo rek dañ lay tardé ñun objectif la ñu am dañu jàppoon dañu dogu woon ne dinañu am mutuelle boo xam ne dina faj acteurs culturels yi. d'accord mais xalaatoon léegi bu fekkee da nga doon communiquer nit ñi nañ xam fu ñu toll. fa laa jëm sax fa laa jëm si noonu par exemple xam nga fii Sénégal ñoom dañoo am habitude bi par exemple bu ñu nee président recevoir na kuréel nangam jox na leen segu nangam. ñun li ñuy jàpp mooy joxe na ko en liquidité. waaw dëgg la c'est vrai. yéen nag foofu it ñun ñi nga xam ni ñun ñoo yor association de la presse culturelle maanaam presse bu Sénégal lépp d'une manière générale. est-ce que nekkul woon nag yéen. comme que dañ leen a jox chèque boo xam ne ay procédure la laaj pour ngeen jot ko en liquidité. est-ce que warul leen woon a communiquer. woo askan woo presse bi ni leen carrément 100 millions yéen ñu waxoon kat ba tey jii nii ma ngay traîner a jotagul. foofu nag la leen rapport yi ëppee affaire quoi. ça veut dire ñun foofu dañ leen dig rek. ñu génn def conférence de presse. waaw man ça veut dire ñun foofu dañ leen dig donc. waaw xam nga foofu. rapidité. xam nga foofu damay plaindre des fois activité journalistique bi. ndax chèque bi man tey ci malheureusement yoruma suma ordinateur su ma ko yoroon fu ma koy recevoir laa def ci suma page de Galvin mais luñ bind don de 100 millions mutuelle nationale de santé des acteurs culturels du Sénégal. def slash waaw moo tax ma ne nag da ngeen ko waroon lire. dañoo def slash def ministère de la culture et de la communication kon chèque bi war na ñëw ci ñun mais sous couvert du ministère de la culture kon ñun loolu nekkul munoon na ñëw nag président munoon na jël
jox ñu en liquide mais xam nga institution tamit am na lu muy demee procédure bi day laaj mais loolu nag mënoon ngeen ko xool ngeen ne slash bi ministère de la culture et de la commune kon kañ ngeen di joxe mais ministre bi koy joxe sax mun ngeen ko wax ne comme yéen joxe ngeen tey chèque bu ngand bi def nañ communication bi yëpp kañ ngeen yaakaar ne ci ngeen koy jox acteurs culturels yi mun ngeen ko laaj ministère waaw mun ngeen ñu ko laaj tamit waaw léegi Cheikh tu as des questions nga jël ko après ñu ñëw ci invité deuxième invité man li mu bëggoon xam léegi mooy mutuelle de santé bi actuellement ñaata nit la fajagum ci li ngeen jàpp ah non mënu ma xam ñaata nit la faj parce que bés bu nekk rek c'est-à-dire ku feebar rek dem faju peut-être li ma la fàtte wax parce que loolu tamit nit ëpp naa déglu rek feebar dem xëyi suba bindu pour faju na leer kon loolu waaw boo ñëwee bindu ñun dañu am li ñuy wax une période d'observation ku ñëw bindu dinañ la seetlu weeru yàlla boo xam ne mënoo ci faju même boo jotee sa carte dañuy bañ ku ñëw ak ay perfusion am quoi en attendant di bindu loolu ci mutuelle yëpp la voilà benn laaj donc loolu léegi benn laaj bi ma bëggoon laajte maanaam dina am ay artistes yu comédiens yoo xam ne wala ab bépp xeetu man comédien yow tamit du comédien dañuy feebar maanaam artiste bu mu mën di doon ci mutuelle bi ñi nga xam ni parfois dañuy feebar ba nga xam ni dañuy mujj jël leen yóbbu leen bitim réew ñu faju ji ñooñu mutuelle bi li di jël en charge wala nu mu demee non loolu laa la doon expliquer léegi ñi dem bitim réew di faju ji non ñun kay incha allahu rabbi boo demee ci suñ bureau bi nekk Blaise Senghor waxuma siège national bi sax bureau nga laaj leen di nga fa fekk ay flyers yu lay wax lan la ñuy faj ak fan la ñuy yem lan moo bokk ak lan moo bokkul parce que lunettes yi nga sol nii ñun duñ ko jël en charge ay pose ay xef ak ay yu kenn xamul duñ ko jël en charge pose xef nag du feebar yi ah non tout ce qui est esthétique daal du ngeen ko jël en charge prothèse ak yeneen duñ ko jël ah oui donc mais loolu à l'avenir dans un avenir très prochain parce que xam nga nit booy liggéey da ngay nekk ci ambition xam nga li mu doon wax léegi ci wàllu poste de santé bi ak daraja nit ki nga xam ne da nga ko ne faw nga jaar fii ñooñu peut-être mun a guñoo bokk parce que xalaatuñu ñoom jaar ci pyramide bi waaye ëllëg buñ nee segment bii war nga mun a cotiser weer bu nekk 10 000 francs te boo feebaree rek ñun mun ngaa dem ci clinique bi ak clinique bële bu boobaa yow da ngay fay la nga war a fay am carte ba nga war a am service ba nga war a am noonu la ñuy def nag ba ci évacuation à l'extérieur mais li ma leen di wax mooy qui trop embrasse mal étreint yàlla def na dañuy doog a tàmbali lii mosoon nañ koy jéem te sottiwuloon xam nañ ne mun na nekk nañu fexe ba li gën a yomb ñu def ko buñ ko defee nag ba mu dëgër ñu doog a mun a jàll ci yeneen yi surtout que xam nga boo jëlee lu mel ni doomu président mu ne ñëw na nga ne kon damaa bëgg a jël beneen produit mais produit boobu doo am lim bu tax mu am rentabilité nga mun a am retour sur investissement léegi loolu pour nga mun ko def mun nga am tuuti loo ci dugal le temps nit ñi gën a ñëw xam ne lii am na te bu boobaa ñu mel ni Kader am ay revenus yu xaw a tane d'accord ñoom du ñu nekk ci lii dañuy nekk ci gold ñeneen nekk ci beneen bu gën a kawe Kader on te waaw ñu rationaliser aussi suñu santé bi léegi ñu dellu si waat suñu santé moo gën ne waaw dama bëggoon xam mutuelle de santé bi ñu ko tegee en général am na ay nit yu ci liggéey mais nit ñooñu est-ce que ñu ngi fayeeku parce que Sénégal fii tamit boo fayeekuwul pour nga liggéey day métti la non xam nga def nañ sax benn projet lettre de mission yi poste yi ñu war a joxe yëpp waaye loolu day fekk nga am alal bu méngoo ak lu tax weer dee nga mun a fay ndegam taxawaguñu nit ñi seen cotisation lim bi tollagul noonu nga am envergure nationale lu mu gàtt masse salariale bi ñu calculer ci li nga xam ne moom mënul ñàkk boo ko defee di nga toll ci 132 millions par an. mais 132 millions bu ñu ko fayee ay nit yuy liggéey ci biir mais. je préfère ñu jël acteur culturel yëpp ñu liggéey ci biir am 132 millions. après ku ci am xam nga acteurs yi amuñu salaire. yow da ngay jouer tey mën nga bañ a jouer 6 mois sax. donc doo am. léegi bu yàlla defee mutuelle bi taxaw te pour acteur culturel yi la. acteur culturel amul salaire te mutuelle bi war a fay salaire
ba 100 ñaata millions. 32 millions. est-ce que ñun ñëpp duñ dem liggéey foofu. pour fayeeku non moom kay li ma la mën a ñu wax def ko mooy à la SODAV. li ma la mën a wax li ma la mën a wax mooy liggéey dañoo toll foo xam ne réew mi il faut que ñu nangu xoolaat ko ci biir acteur culturel am na profil bu ne mais am na tamit ñoo xam ne mën nañ leen tàggat bi ñu bëggee tàmbali te ñu wóor ñu ne mënaguñu fay ay salaire dañoo woo ñi nekk ci conseil d'administration bi dem former leen en gestion administrative et financière daal di jël ay bénévole parce que amaguñu personnel ay bénévole la ñu am ñoo xam ne ñoom ñooy toog nangoo liggéey ñu tàggat leen nag ca la ñu war a liggéey après di supporter peut-être un temps à autre seen indemnité de transport mais logiquement fi ñu jëm te loolu warul passer 1 an 2 war nañu mun a toog nag wuti alal boo xam ne parce que yéen ñii produire alal ci dëkk bi war ngeen ko mun a produire pour la mutuelle au-delà des cotisations don bi ñu am c'est une ressource mais dafa aléatoire ndax ki la may ren wóorul ndax dina la may déwén donc loolu mënoo cee tënku waaye mun ngaa tënku nag ci ay pexe yoo xam ne ñun ñoo koy lal rappeurs yi ñu woo leen ci bés wóor leen ne lii dañ koy liggéey pour la solidarité et l'entraide parce que loolu lañ woote. waa léegi fu mu nekk nii ñi ci yow ak ñi ci nekk nii yéen ku leen di fay kenn fayuñu bénévolat ngeen def ah moom rek nga mën a def parce que fu mu nekk nii yow bénévolat ngeen def non man moom wala yow non kooku moom dafa amul longue di dugg ma la laaj yow da ngay wiir rek non amul parce que dama leen recruter xam nga boo recruter wul personnel dama ne yow laa wax non man munuñ maa fay kon yow bénévolat ngay kii yow amul kenn ku lay fay waaw man munuñ maa fay waaw dégg nga man consultant laa dama am métier ay fay ngay fay ko waaw da ngay fay ko ma wax ko benn laaj ko benn question bu gars yi di wax moom mooy PCA moom mooy président conseil d'administration mais moom mooy exécuté moom la mooy non dañu am un bureau exécutif. xam nga assemblée générale xam nga mutuelle. waaw mutuelle. baal ma c'est que nit ñi dañuy faral di wax PCA warul nekk ci biir exécutant day joxe ay directives conseil d'administration day joxe directives. mais fii ñu ne normalement dama dégg ci CMU agence que dafa waroon am benn directeur exécutif. boo xam ni moom yaay chapeauté après moom moo fi ne pour ñu def la gestion et kooku tamit ñoom ñoo ko waroon indi mais defe naa conseil d'administration mutuelle bu acteur culturel dañ ko bañ loolu laa bëggoon ñu leeral un peu. non xam nga foofu la ñuy mélanger yu bëri organe yiy diriger mutuelle da ngay am assemblée générale bi am conseil d'administration far bureau exécutif entre ñaari assemblée générale moom mooy doxal décision yi conseil d'administration bi jël entre ñaari assemblée générale conseil d'administration bi mooy doxal kon yow li ngay wax boo amee une direction exécutive day fekk nga am ay ressources yu tax nga ne man dama bëgg nit ku am profil bii ma recruter ko mu may liggéeyal ma koy fay nangam loolu sax da ngay def appel à un moment donné ñu ne buñ bëggee professionnaliser mutuelle bi ñu ne ñu mun ne c'est mi def ñu wax ne diw mun naa leen ko jox di ko fay may vireel ko salaire am mais ca la yem ci moom la yem mais ñun bu ñu amee responsabilité nationale te mën na leen ci région yëpp dañ fa war a am loo am organisation fii au niveau national war nga ko am ci région yi boo ko mënul am plutôt que nga dugg ci loo xam ne maîtriser woo ko nga dem ci bénévolat bi appuyé wu ci ay nit ñoo xam ne ay personnes ressources lañ ba ngay am doole. waaw mais président man doo ma tontu xanaa. mooy man doo ma tontu. mooy ban man dama ne xam nga xoolal man leeral sama wax nag mu leer dama ne yow ci mutuelle bii yow bénévole ngay def bénévolat ngay def. waaw. say mission yi say frais yooyu yëpp yow. yaa ngi non boo amee ay mission frais de mission di nga am loo xam ne kay moo lay jël en charge. yow ci bi xam nga mutuelle bi la koy jox yow. waaw kon amuloo salaire. non. yow ku lay fay. man consultant yow man damay joxe ay déedéet man damay joxe ay cours université
voilà damay am ay marché gis nga su ma toogoon nii wax la waaw su ma benn xëy su ma la génnee woon suma contrat bu mujj man luñ ma mun a fay ci benn fan wóor na ma ne mutuelle mënu ma ko fay ci benn weer. université kay moom professeur yi. waaw non loolu d'accord nañu loolu d'accord nañu. non c'est man léegi nag loolu kon bénévolat boobu. wala yow ñooñu ngay liggéeyal ñoom tamit noonu la bénévolat ñëpp actuellement bénévolat. bon peut-être kii personnel waxal ñan. personnel mooy li ma la wax ne ñoom ñoo nekk di animer bureau locaux yi. ñooñu foofu da nga non indemnité rek nga leen di jox. parce que xam nga fay tamit il faut nga xam lan li ngay wax. fan nga koy teg parce que boo nee da ngay fay salaire da ngay dugg ci SMIC da ngay dugg ci catégorie da ngay dugg ci un ensemble de choses am charge patronale yoo xam ne daf lay topp ak ay charge sociale te loolu nekkuñu ca kon nag kuy manipuler xaalis loolu wóor na nii ñu koy fay. non léegi nag am na loo xam ne manipuler de xam nga lu mel nii nag boo ci nekkee très souvent coow li fi muy am yëpp mooy ci xaalis. baax léegi nag ñun dañoo am benn cabinet ay expert comptable yoo xam ne ñoom weer bu nekk ñoom ñooy ñëw defal ñu suñu comptabilité maanaam dañu externaliser suñu comptabilité ñoom ñooy toppatoo wàllu comptabilité bi mais ñoom ñooy toppatoo tamit wàllu fiscalité bi ñooñu nag contrat moo leen di boole ngeen di liggéey. mais foog naa ne tamit comme dañuy jàppale artistes acteurs culturels yi fiscalité mun na si bañ a bokk déjà que amul xaalis. ñu leen di jox matagul. yan taxe la ñu war a mën a. non fiscalité xam nga tey lu ma dem jënd dinaa fay TVA te mënuñ ma ko rembourser parce que man du ma facturer TVA. est-ce que jarul ñuy exonérer lépp li nga xamante ni. mais loolu dafa laaj procédure yoo xam ne war a dox. non xam nga boo gisee accord de siège yi plaque yi ngay gis fii ci dëkk bi ñu def ko vert ak jaune dafa fekk ñooñu dafa am lu ñu leen teggi ci ay taxes mais boo demee jënd seen oto yi da ngay fay droit de douane waaw parce que ñoom dañ leen ko exonéré mais ñun tollaguñu foofu peut-être mun nañ nekk nag d'intérêt public suñu volume d'activité ñu dem ba mun a am exonération. mais ban rapport ngeen am ak agence CMU ci boppam. est-ce que ñu ngi aider mutuelle de santé des acteurs culturels wala aider wuñu ko. ñu ngi ñuy aider ci kaw bi ñuy waaj a def tout ce qui est paramètres de gestion ak outils de gestion ñoom ndegam ñoom ñoo am la tutelle de l'organisation de la mutualité au Sénégal ñoom ñoo jàppale bañ suñu outils yi ñu yor muy reçu yaag muy tout ce qui est chaîne fiche d'adhésion yeeg documents yi ñu am yëpp registre de soins registre d'adhésion yëpp ñoom jàpp nañ ci première chose jàppuñu xaalis. non xaalis moom. parce que en fait le nerf de la guerre c'est mutuelle. mais amul xaalis mënul faj. mais nag jàppale nañ ñu ci formation membre conseil d'administration ak formation bureaux régionaux yu Ziguinchor yu Fatick ak yu Dakar. ñoom ak USAID parce que loolu tamit il faut que ñu koy wax dafa am partenaire boo xam day liggéey ak ñoom moom ak mutuelle ak agence bi ñoom ñoo ñu jàppale ci suñu formation te bi ñuy tàggat ñi war a assurer prestation de soins yi ñoom jox nañ ñu benn nit bu ñu jàppale ci formation boobu. waaw mais si biir 7000 francs yi nga xamante ni mooy moom la ñuy cotiser état dafa war a joxe 3500. joxe bu. ministère joxe 2000. waaw ministère joxe 2000. adhérent bi joxe 1500. mais est-ce que 3500 yooyu dafa waroon jóge ci agence CMU. waaw ñoom ñoo ko waroon fay mooy ministère de la santé woon. mais est-ce que ñoom fay ñu ba pare ñu commencé c'est-à-dire ministère bi joxul 2000. pour joxul 2000 adhérent bi. ministère de la santé bu yàgg ba comme santé. cotisation bi mu bokk joxewul 3500. acteur culturel bi moom 1000 francs lay joxe fu mu toll nii 1000 francs. adhésion ak 1500 yéen ba pare ngeen bu ko woo faj. kan mooy combler leneen. waaw léegi waaw foofu te li ma dégg mooy 75 millions Youssou Ndour yi moom la ñu fayalee ñëpp seen droit d'adhésion maanaam 3500 bi gars yi waroon joxe 2000 francs bi ministère waroon joxe ak 1500 am bi mu waroon joxe moom maanaam 1000 francs rek la fay ci loolu yëpp léegi kon ci 75 millions Youssou Ndour yi lañ jël
xam nga war nañ ko mën a xam nga li ñuy wax écriture comptable tey léegi président ba ñu toogee ministère ne man damay subventionné pour les 17 500 premiers bénéficiaires chaque année boo ko defee muy 2000 muy 35 millions ñun bu ñu commencé 2017 dañuy def 2017 ñoom amel nañu 35 millions 2018 ñoom amel nañu 35 millions calcul bi noonu lay demee état war laa jox parce que moom moo tëggee noonu couverture maladie universelle dafa ne cotisation bi pour programme bi mun a dox 7000 francs la man maay joxe 50% moom bu la versé wul 50% est-ce que nag ñun dañu war a toog ne dañuy xaar état jox ñu doog a faj nit ñi wala dañuy ne ñun lañu départ ci base bi la nekk bor ñu fayeeku ji ko parce que dinañ ko bind fayeeku ji ko buñ ñu fayul tam ngeen yëg ne fayuñ ñu ko mais bu fekkee ne fayuñ ñu ko parce que am na fu ñu mos a toog di wax ñu ne ñun ndegam da ngeen bëgg a autonome il faut ngeen assumer le coût de l'autonomie bu fekkee ne loolu la tamit ñun mën nañoo liggéey ci condition yooyu mais lu ci nekk rek na nga ko xam te na nga ko partager ak ñi nga xam ne. mais est-ce que ragaloo xaalis bi jeex. ci diggante bi non état xaalisam bi jeex. avec Mané après ñu ñëw fii pour un dernier tour de table. seulement préciser tout à l'heure par rapport ak 100 millions yi état annoncé te Cheikh Tidiane doon ko laajte Cissé Diaba nee na effectivement état wax na ko dina la appuyer ci 100 millions Latif moo ko waxoon d'ailleurs Abdou Latif Coulibaly en son temps donc moom sax mi ngi woon ci salle ba jour boobu bañ koy annoncé. waaw Thiaba mu ngi ma koy wax waaye dama ne man gis nga man xam nga lan la man affaire politique laay wax waxu politique la bi mu koy wax 2018 la woon mu ngi doon préparer campagne la doon préparer Macky Sall da doon préparer loo tax mu wax loolu boo gisee ba léegi mënugu leen a jotagu leen loolu Thiaba fekkee woon nga ko ñëpp fekkee nañ ko waaye xaalis bi duggagul waaye Cheikh fu Youssou Ndour toogee jël 75 millions jox ko ci loo xamante ni président moo ko teg sur pied président war na mën a génnee loolu ñuy jox boo suñu sundu daa ñëw ci saa si léegi Kader mais s'il te plaît mooy dama bëggoon xam rek mooy pourquoi 3 régions yi rek ñoo njëkk démarré déjà Ziguinchor gis nañ ne sore na Ziguinchor Fatick une très bonne question pourquoi ñetti régions parce que ñun li ñu wax xam nga doo tàmbali tamit ak 200 personnes wala 300 personnes ñun dañoo lim ne région bu yegg 500 adhérents maanaam 1500 bénéficiaires au moins war nañ faa mën a tàmbali ba tax na Saint-Louis seen maire bi jox na leen 2 millions 500 pour ñoom ñu bind ñoom bu ñu paree dañuy dem pour ñoom ñu commencé fa foofu Thiès ñoom ñu ngi ci 700 ak lu topp région yi ñoo atteindre région yi nga xam ne fii mooy région yi njëkk ay parce que Fatick depuis 2017 ils étaient à 1600 et quelques. ok donc am na yoo xam ne nit ki tam nit ñi bu ñu dogoo di liggéey te ñun comme dañu war a liggéey sur l'ensemble du territoire xel tam dafa am lu muy maye doo tëb rek songaloo 14 régions Sénégal yëpp parce que lii dafa nekkul lu yomb parce que ay factures yu jóge fii ay nit ñu dem te xam nga suma mbokk pël yi yàlla def na mais éclaircissement yi day baax pour que ñeneen ñi bañ a frustré wu parce que en général y a non frustration mënul am lu tax ñi njëkk commencé pourquoi non parce que loolu ku ko wax rek nam xool moom ci boppam est-ce que moom adhéré na est-ce que ñeneen ñi adhéré nañ est-ce que am nañu lim bi parce que ñun amuñu benn raison di gënatle ay région moo tax ma ne c'est bon à savoir que il faut nga atteindre benn gap parce que du ñëpp 500 au minimum 500 ñoo am éléments yi yëpp loolu bëgguma ci woon di kii sax waaye am na ambassade boo xam ne bind naa ko pour 2 choses la première chose mooy ñu fexe enrôlement bi am dans toutes les régions du Sénégal mais projet ba la ko tax a jóg parce que seetlu naa ne ci instance de décision yi jigéen ñi bëri wuñ ci te ci biir jigéen ñi tam tolluñ noonu kon dafa nekk dans une approche genre dañuy dem inscrire daal di ci segg ay jigéen tàggat leen au-delà de la gestion des mutuelles ñu tàggat leen ci wàllu management parce que dafa am tamit beneen problème boo xam dafa nekk ci acteur culturel ñu bëri bëgg nañ ñu bëri am nañ xam-xam mais organisation bu ndaw la ñu amul organisation boobu di ko formaliser ñun dañ ko ciy boole waale loolu
ñu ngi def suñuy pexe pour mun koo yokk parce que mutuelle bi du fi nekk rek pour faj dinañu def tam ay jéego pour renforcer au plan professionnel ak yeneen. bon toute dernière pour vous mooy que Dakar ñu bëri dañuy wax naan kañ la ñuy commencé ñu ngi jot suñuy carnet ñu ngi dem ci am na sax kenn koo xam ne dafa jot carnet dem directement ci benn centre nen moom dafa feebar dafay faju gars yi na ko mutuelle bi ñun xamuñu ko yoo xam ne si lii nii foo ko jëlee moom si boppam il n'a rien compris léegi Dakar ñi jël seen carnet kan nañ xalaat ni war nañ mën a faju non ci biir mois de juin bi dëgg parce que fu mu nekk nii nañ ko déggandoo waaw non ci biir mois de juin parce que man dama leen di wax rek stratégie bi ñu def ñu nag couverture maladie universelle service régional dañuy fexe bu district yi amee réunion de coordination nga xam ne poste de santé yëpp dañ fay daje démb laa ci mujj maa ngi woon ci poste de district Pikine boo ñëwee nga joxe pour convention centre de santé bi ak 13 postes ya fa nekk ñoom ñu dem signer convention yi andi la ko bu paree ñun ñu wax nit ñi nag léegi liste bi mu ngi nii poste de santé yi yëpp centre de santé yii ak hôpitaux yii bu ngeen fa demee mun ngeen faju fekk ñooñu dañ leen di jox suñuy attestation de soins dañ leen di jox suñuy spécimen de livret dañ leen di jox suñuy spécimen de lettre de garantie merci président parce que merci président kon na leer ni waa Dakar nee nañ leen mois de juin ngeen commencé faju kon nag ñu yor seen carte nañ xaar ba mois de juin ba affaire bi jot bu ñu demati donc ñu dem ci Alioune Mané Alioune waaw lan ngay wax sa dernier mot ci li ci santé ci presse culturelle bon lan nga ñuy tegal surtout dernier mot li may waxaat encore une pas fois dernier quoi bëgg mu nekk dernier waaw bu mu nekk dernier mot quoi c'est-à-dire mooy kàddu bu mujj ci jëmale ko ci mutuelle de santé des artistes bi ak ci li nga xam ni moom la association de la presse culturelle du Sénégal moom di ko def cela veut dire ñun li ñu mën ba tey mooy fësal comme information yi mu joxe nii par exemple tey jii ñun luñ suñu wareef mooy dem jottali ko askan wi ndax ñëpp jote wuñ ci information. voilà kon di ngeen leen accompagner di leen plateau Walf ngay wutee information. nga war a dem vers l'information. nekk ci non comme li mu wax nii nañ ko fësal. non du ci question plateau Walf la ñu wutee information mais xëy na occasion la tey ñu ñëw fii. président bi ki nga xam ni mooy personne morale bi nga xam ni moom mooy information bu crédible ndaxte ñun bëgguñu di joxe information boo xam ni leeruñu liggéeyu leen de waaw mais président raisonné am Cheikh Tidiane ñu jàll ci avant ñu jeexal ak organiser nekkoo leen lu organiser ay soirée waaw taxawal may ma tuuti ma xamal ko ni ko l'association de la presse culturelle du Sénégal ñun li nga xam ne si nii moo ne ci aada ak cosaan bàyyiwuñ dara lu jëm ci cinéma théâtre danse culture urbaine aar yëpp moom mii ci aar ci waar bi xam na ci dara xam nañu Cheikh Tidiane dañuy jàll parce que heure bi fi mu nekk nii waaw léegi xamuñu ne Ziguinchor a ngi faj ak Fatick ak Thiès que Dakar joué jërëjëf maa ngi sant di gërëm ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau tey di remercier suñuy invités yi aussi Babacar ak monsieur Mané presse culturelle ni ma leen di faral di tooñ tout le temps parce que culturel il faut ngeen jëriñ ñu un peu di te profiter aussi ci présence su imam di nuyu waa Wakaam yëpp waaw parce que bon ku nekk ak fi nga jóge ak fi nga ne man nag Wakaam laay tiitaroo parce que man booy Wakaam laa li gars yi di wax booy Medina man booy Wakaam laa voilà donc maa ngi nuyu aussi Wakaam yëpp di nuyu sama PCA par rapport ak mutuelle bi man sama PCA Mapaate Diouf la Alaaji Mapaate moom mooy sama PCA mu ñuy seetaan di nuyu aussi Lébu Ndoy bi nga xam ni mu ngi Louga ñoom ñu ngi préparé aussi seen mutuelle bi ñu ngi koy mettre en place mu ngi seetaan donc maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm ay Maria Ramatoulaye ak Cheikh Tidiane ak DJ Cheikh